mbokkum réew mi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ñëwati ak lu bees indil leen GPS yoo xam ne oto rek ko tax a jóg waaw ndax lan oto yi fu mu ne nii pour yokk seen sécurité yokk seen traçabilité ñi nga xam ne tey ñi ngi yor oto doon ay bailleur jox ko ay chauffeur ñu leen koy liggéeyal dina leen permettre tey ñu mën a xam seen oto distance yu ñuy daw seen oto fan la nekk joxe sa oto yàngoo par exemple nekk bitim réew doon sénégalais tey dina la permettre GPS boobu ak application bi ngay mën di contrôler sa oto à distance fépp fu oto bi mën a nekk ci Sénégal distance bu mu mën a daw di nga mën a xam sa oto déplacé wu na jóge na bërëb sàngam dem na bërëb sàngam te li ci gën a neex nag mooy mën nga ko fay à distance en toute sécurité te li ci gën a neex mooy boo xasee ba yor application bi sa téléphone mën nga contrôler oto bi fu mu mën a nekk mën nga ko fay à distance mën nga xam tous les informations yi nga xam ne tey moom nga soxla sa oto mu indil la ko kon GPS bii ñu leen indil nga xam ne oto moo ko tax a jóg GPS bu baax la bu wóor la te dañ leen koy montel ci gratuite ba pare garantir leen ko 1 an kon mbokk réew mi képp ko yor oto vraiment bëgg sa xel dal ci bëgg oto bi am sécurité bëgg muy liggéey te doo ci sonn demal uti GPS bi ñu montal la ko ci gratuite garantir la ko 1 an bu ko defee foo toog sa xel dal foo toog mën a contrôler sa oto foo toog mën a xam ni sa oto mi ngi ci sécurité kon mbokkum réew mi bu ko kenn tardé. suñu mbokk yi di leen nuyu bu baax a baax di leen ziar te ñu ñëwaat suñu waxtaanu làmb di ci ànd ak buur fas yéene waxtaanee ay combat yi nga xamante ne amateurs yi dañ ko yàkkamti seetaan mu nekk combat yu mag a mag nar a am ci saison bi ñuy jëm mu nekk saison de lutte 2026 2027 combat bu ci mel ne combat Balla Gaye ak Ada Fass waaye tamit waxtaan ci combat Reug Reug ak Franc combat bu ci nekk nag bu dafa am loo xam ne daf ci bees ma gis ko bu dee combat Reug Reug bi am na seen bande annonce bi génn na maam lu ma ci seetlu loo xam ne bëgg naa nga defal ma ci jàngat bu baax a baax ginnaaw ba ma la nuyoo ziar la ma bàyyi la nga doon mbokk internet yi. jërëjëf Khadim ñoo ngi lay ziar bu baax di ziar képp ku ñuy faral di topp ci 4appuis TV di leen jéggalu rek ci géej gise gi xanaa di sant yàlla di julli ci alayhi salaatu wasalaam di ñaanal yàlla rek sunu buntu Cheikhul Khadim Cheikhul Khayri Mawlana Cheikh Ibrahim ibnu Serigne Mbacke Madina yàlla sama borom defal ko riddal barakatan wa rahmatan fi barakat Cheikhul Khadim Serigne Cheikh Madina mi nga xam ne tey moo toog jotaayu Cheikh Mouhamadul Moustapha toog jotaayu Serigne Mbacke Madina ñu di ko ñaanal yàlla sama borom bàyyi ko fi te kattanal ko di ñaanal rek góor gi ne woon illaahi kalimatillahi al-ulya Cheikh Mouhamadul Muntaqa ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir ci yéene ju rëy ji nga xam ne am na ko ci diine ji am ko ci réew mi waaye am ko ci yoon wi xam ni yàlla may kattan àndaaleem ba taalibeem ba sëñ am di xadi ba ndigaluk sëriñ bi saa bu jiwee rek ñoom ñu mën koo jekk waaye di ndokkil suñ mbokk taalibe cheikh yi ko ne xam na ni burdu bi léegi mu commencé ñu jëm ci buqaatal mubarak ba la ca Tiwaawan fekk fa xalifa ba sëriñ Bay Si Mansour moom ak ki rakkam ànd ak moom burdu bi di ñaan yàlla nañu ko tàmbali ci bismillahi rahmaani rahim noonu la ñuy àndee dem ba Medina Baye fekk fa xalifa Cheikh Mouhamadul Mahi moom it tamit dem ba Thiénaba suñu ëttub kër maam ëttub Baye Ahmadou Ndak Seck tey Sénégal gi yëpp wala sax àdduna bi yëpp ñu dundoo burdu ba demaloo ci gàmm ñu ñaan yàlla na ñëpp jekk gàmm gi ci barke yonent bi. am na solo ci ñëw bi bu dañuy commencé waxtaan bi ak premier ponk bi ñu jëmale ko ci combat Reug Reug ak Franc jeexalee ak Balla ak Ada Fass mais ku ne xam na ne combat Reug Reug Franc bande annonce bi génn na xam naa ne gis nga ko sax mais dama la koy wanaat parce que dafa am lu ma ci seetlu loo xam ne bëgg naa nga defal ma ci jàngat dama bëgg nga seetaan Franc attentivement buur déglu Reug Reug attentivement boo paree nga wax ma loo gis ñoom ñaar parce que expression yu bokkul. yow Franc yow yaboo ma say supporter ñoo ma loolu moom sa làmmiñ la yem rek yow xam nga ma bu baax xam nga loxo bi xam nga bii xam nga tànk yi xam nga gauche xam nga droite man gisuma ku ma dàq bëre gisuma ku ma man maa ngi lay xaar ba jour ji du ma la jàpp rek daam man naa xale mais du ma ko def dama lay duma ba pare jour ji ak ligne droite bi force da ngay tëdd te déggoon naa nga ne da ngay may 30 secondes bii baax maa lay may 30 secondes dama seetlu expression faciale Reug Reug expression bu Franc ak ton bi ñu waxee ñoom ñaar gisoo ci différence. man dama ci seetlu sax ñaari mbir avant j'ai vu la force la puissance d'Émile François Gomis face à l'assurance quoi l'assurance d'Omar Kane Reug Reug
mais j'aimerais pas Reug Reug communiquer ak moom ci comme si Émile François Gomis ba mu daan dajal Adrien Senghor ak terrain gaal gi la war a dajal Reug Reug certes sa communication n'a jamais été changée hein quelle que soit nature adversaire bi Omar Kane Reug Reug même communication bi la yor mais je sens benn petite manque de respect envers Émile François Gomis ci Reug Reug waaye Reug Reug se croit-il que ba jusqu'à présent maa la mën fu ñu dajee dama lay daan. waaw mais est-ce que seetlu nga buur Reug Reug alñi bi muy waxee ak caractère bi. mooy assurance bi on dirait que Omar Kane Reug Reug dafa doon rêver ce combat là Omar Kane Reug Reug a envie même plus envie que Francky sur ce combat là Omar Kane a gën a yàkkamti Francky mais boo jàppoon ne contraire moo doon am Franc moo gënoon a yàkkamti waroon gën a yàkkamti Reug Reug. attention mais est-ce que Omar Kane Reug Reug doit accepter de renverser les rôles est-ce que war na ko accepter Khadim déglu ma bu baax Franc moo waroon na gën a bëgg est-ce que Omar Kane Reug Reug war na tey Reug Reug devait être le boss. mais dafa wane ne dafa xiif Franc. waru ko woon sax wane mais si Franc la Omar Kane Reug Reug daan 13 fois Franc la ñoom Malcom ak génn Reug Reug dara tos donc Franc devait maanaam Reug Reug devait être le god le boss mais j'ai vu benn Reug Reug bu gën a xiif Franc que sax Franc bu xiif Omar Kane Reug Reug moo tax ma ni est-ce que Reug Reug devait accepter ñu renverser les rôles moom ak Franc déedéet Franc mu waroon nekk ci posture Omar Kane Reug Reug. ñaari caractère yu mbëri est-ce que buur Franc ni la daan waxee ci ay annonce am. pour l'instant Khadim c'est un teaser mais maa ngi jàng benn petit complexe psychose ci bopp Émile François Gomis Khadim te c'est pas bon signe pour moi parce que Omar Kane Reug Reug bu xasee ba départ li booy naan départ na dootul wàññi ci la mu doon wax ak la mu doon def dara te li ñuy bañ saa bu ñu jàkkaarlooy Omar Kane Reug Reug dana ko wax Francky cee armel dong laa la daanul daan naa la 13 fois xàmme nga gauche bi xàmme nga droite bi yow maa ngi xamante nañu ñemewoo maa xool ñii ngay àndal daan naa laa ñombar daan naa malkamak daan naa dimle daan maanaam Reug Reug dafa am benn quelque soit alpha benn longueur d'avance sur Omar Kane maanaam sur waaw psychologiquement sur Émile François Gomis maintenant il appartient à Francky tey man dëgg la Jambar a monté cette très 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 belle affiche là mais si j'étais le manager de Francky comment mu Reug Reug heure bi du woon ren il faut qu'on se dise la vérité ñoom ñaar tey dañu jëm sur la conquête de la couronne mu nañ xaar ba ci kanam mais ak lu mën a am Franc mu ngi bëre adversaire bu ko xam lool wax dëgg yàlla ñi mu jot a bëreel ci carrière am yëpp kii muy dajal Omar Kane Reug Reug moo ko ci gën a xam beneen bi ci des amul complexe am ñaareel bi faale wu ko il n'a pas. ko ci 30 secondes yi. waaw ne ko man maa lay jàppale 30 secondes maintenant attendons de voir mais est-ce que Omar Kane Reug Reug Francky ba mu daan dajeel est-ce que Francky bii la loolu lu jar a taxaw seetlu la. amul différence. bu rëy sax Khadim dama gis benn Francky bu mature benn Francky bu super puissant macha allah bu am doole benn Francky boo xamante ne il commence à gagner de l'expérience est-ce que Francky du xof Reug Reug bàyyi ko confiance beeg
bés beeg ba lépp bëgguma teel a yoole mais man li ma jot a gis nii bon plutôt du ma ni peur la du ma ni du peur mais mën na nekk sax stratégie ouais mais face à cet adversaire là Franc il est obligé changer lu bari ci ay méthodes oui oui xaaral lu tax Omar Kane Reug Reug di réussir Franc tout le temps parce que tout le temps ni ko Franc di aborder la koy aborder maintenant kon dafay jot Franc ki changer stratégie oui oui changer de comportement Omar Kane dafa war a nekk au-dessus di tëmb mais moom it na def très attention ci Franc waay bu mu ko xeeb bu mu am envie vite fait maanaam éliminer ko waaye li ma jaaxal Omar Kane Reug Reug c'est Omar Kane Reug Reug Khadim Khadim Omar Kane Reug Reug borom mari jaral dama ko uppaajam Khadim c'est Omar Kane lañ lay sal c'est Reug Reug amul complexe Franc faalewu ko Khadim jàmbaar Mansour Ba jàmbaar dañ fi créé lu ko xam dem na ba seen teaser bi samaram di daw barke borom Tuubaa surtout bu Omar Kane Reug Reug toggee ci gaal gi ba joow Franc taxaw ca montage bi ne ko ñëwal Omar Kane non mais loolu jàmbaar qu'est-ce qu'ils veulent c'est un très bon combat Khadim te incha allah ni mu toll noonu si ci kii bi ban annonce. non Omar Kane du indi lii yow tamit Omar Kane Reug Reug man ci digganteem ak Boy Niang il nous a tous montré ni que il est un vrai athlète mooy chaque combat xam na naka lañ koy préparer waaye na xam ni njaago yi jug nañu séeréer si jug nañu. da nga tudd Boy Niang léegi il faut ñu def ci moom benn parenthèse jàll terminé ci combat bi demaat ci beneen combat Balla Gaye Ada Fass Boy Niang fan ñëpp damay gis ci réseaux sociaux ñu koy taxé benn étiquette dafa ragal d'accord nga ci loolu. ndoy teet déedéet Boy Niang bu ragaloon du daan ndaanaan bu mel ni Balla Gaye numéro 2 Boy Niang bu ragaloon du daan ndaanaan bu mel ni Salif Sakho Sa Thiès Boy Niang est un très grand lutteur xëy na nag mbër bu nekkee toujours ci difficulté bi danañ ko taxé lu ne Boy Niang ni mu bëreeg Sa Thiès daan ko mbër mu ragal dina bëree noonu. mais est-ce que waxee wuñ ko de par exemple da ngay gis mbër muy bëree ay combat mais sa combat ak stratégie bi mu koy bëree mais boo xoolee Boy Niang benn tempérament la yor pour combat yëpp. contre Reug Reug Boy Niang dafa perte lu bari ci combat bi avant le jour J déjà la confiance en soi Boy Niang boo amee confiance dëgg day rakaju mais te gëm naa ni combat bi digganteem ak Omar Kane rek war na ko mën a permettre après mu xoolaat lu bari Boy Niang. foofu la jeexle mais boo xoolee Boy Niang taille bi mu yor ak gabarit bi mu yor kenn du doon dafa manqué doole bokk ñu mbëri gën a sérieux ci arène bi lu war a bu arbitre sifflé des fois mu arbitre sifflé mu dox ci ko adversaire bi indi bëri indi xeer daan ci Boy Niang. mais Boy Niang bi muy bëri ak Modou Lo Boy Niang moo dox ci ko Modou Lo on est d'accord bi muy bëri ak Balla Gaye 2 la même chose. ñaari non si Boy Niang est un très bon bagarreur non xeexkat la nag Xaadim. mais si xeexu làmb mi ngi koy def comme ni Modou Lo di wax. xeex bu jaar yoon lay xeex Xaadim xëy na ñi fekkewul les débuts de Boy Niang ñi fekkewul ses débuts quoi bi muy bëri ay ñoom Brise de Mer bi muy bëri ay Sakajor bon xëy na nit ñi Boy Niang dafa ñor tàbbi quoi ñu bëri xam ko. mais il a toujours été un très bon boxeur déggoo fi gars yi naan centre sauvegarde bu Pikine la jàngee xeex lu tax ñu ko daan tegal expression boobu parce que dafa mënum xeex. mais làmb xeex yu salte yu wax ñu bëgg ci làmb laaw ak uppercut yooyu. yëpp mënuñu yem même tactique un Sa Thiès buy xeex un Modou Lo buy xeex un Ama Baldé buy xeex ak un Boy Niang buy xeex mënul nekk benn parce que ku ci nekk da nga am style booy aborder combat mais tey pour man tey. défaite bi mu jógee tey ak Omar Kane Reug Reug war na ko mën a permettre mu yokk cere dolli ñeex yokk safara si quoi en fait s'il veut rester waaw parce que combat bi passé
kon Reug Boy Niang bëriwul xeexul waay du daaj ji buntu du daaneel miir du këpp bool du këpp cin waaw te loolu nag doomu géwél bu toll ni moom nag ndaanaan bu toll ni moom nag man buur nee naa ko ñun géwél yëpp d'accord nañu nag ci Boy Niang nag yokkal safara si nag. am na solo léegi bu ñu jeexal ci combat Reug Reug ak Franc bi dugg ci combat bi léegi boo xoolee Reug Reug ni mu waxee ci bande annonce bi est-ce que jàppoon ne tey Franc bi fi temps bi fi nekkoon di régner tegale presque 16 victoires Reug Reug nekk ci MMA bi loolu doo déranger Reug Reug ba mu indaale maire boobu noonu la waxee. mais si xam nga tey bu ñu xoolee ci làmb tey Franc dafa raw Omar Kane Reug Reug ci làmb Omar Kane Reug Reug expression boobu wala wax jooju bokkoon na ci li ko gën a doon déranger ci àddina je me rappelle vidéo bi mu mujjee def ak Mouranta il ne supporte pas que ñu ne ko Franc moo la raw ci làmb te effectivement Franc tey boo xoolee adversaire yi mu jot a dajale sur ces 2 décennies là ak ñu Omar Kane boo xoolee ci punkali wala ci VIP peut-être que Sa Thiès la fi bëreel Serigne Dia Bombardier bu ma juumul xanaa ak Boy Niang pendant ce temps-là Francky daan na fi Ama Baldé daan na fi Tapha Tine daan na fi Eumeu Sène donc c'est tout à fait normal. kum réew mi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ñëwati ak lu bees indil leen GPS yoo xam ne oto rek ko tax a jóg waaw ndax lan oto yi fu mu ne nii pour yokk seen sécurité yokk seen traçabilité ñi nga xam ne tey ñi ngi yor oto doon ay bailleur jox ko ay chauffeur ñu leen koy liggéeyal dina leen permettre tey ñu mën a xam seen oto distance yu ñuy daw seen oto fan la nekk joxe sa oto yàngoo par exemple nekk bitim réew doon sénégalais tey dina la permettre GPS boobu ak application bi ngay mën di contrôler sa oto à distance fépp fu oto bi mën a nekk ci Sénégal distance bu mu mën a daw di nga mën a xam sa oto déplacé wu na jóge na bërëb sàngam dem na bërëb sàngam te li ci gën a neex nag mooy mën nga ko fay à distance en toute sécurité te li ci gën a neex mooy boo xasee ba yor application bi sa téléphone mën nga contrôler oto bi fu mu mën a nekk mën nga ko fay à distance mën nga xam tous les informations yi nga xam ne tey moom nga soxla sa oto mu indil la ko kon GPS bii ñu leen indil nga xam ne oto moo ko tax a jóg GPS bu baax la bu wóor la te dañ leen koy montel ci gratuite ba pare garantir leen ko 1 an kon mbokk réew mi képp ko yor oto vraiment bëgg sa xel dal ci bëgg oto bi am sécurité bëgg muy liggéey te doo ci sonn demal uti GPS bi ñu montal la ko ci gratuite garantir la ko 1 an bu ko defee foo toog sa xel dal foo toog mën a contrôler sa oto foo toog mën a xam ni sa oto mi ngi ci sécurité kon mbokkum réew mi bu ko kenn tardé